askan wi ñoo ma yóbbante jafe-jafe yi ñu nekkee askan wi yëpp bokk benn kàddu ñoo ngi naan wooy ndool gi ci réew mi Sénégal gi réewum jàmm lay liggéey leen te bàyyi coow li bàyyi xiiroo te bàyyi ngaayoo askan wi lool la ñuy xaar ci yéen. kon mbokk yi gannaaw bañ leen nuyoo bi nga xam moo gën a sell ci nuyoo yi amati nañu mbégte gu rëy di dellusiwaat ci seen émission bii di jàkkaarloog askan wi jàkkaarloog askan comme ni ma koy faral di waxee émission la boo xam ne nii yéen askan wi yéen a ko tax a jóg dañuy sol suñuy dàll fekk leen ci seen biir gox wala sax ñu fekk leen ci seen biir barabu liggéeyukaay dajale leen waxtaan ak yéen ci seen i jafeñ-jafeñ su ko defee ñu jéem a xool ana yan pexe ak yan yoon la ñu war a mën a jaar ba jëm ci indi saafara tey jii nag seen émission jàkkaarloog askan wi dafa seq ay jéegoom ñëw fi nga xam moo di ca Almadies 2 di benn gox boo xam ne mu ngi nekk ci biir département bu Tëngéej wuy si wooteeb collectif des cités Sir bokk ci Salama bokk ci Médinatoul Salam bokk ci Jaraaf bokk ci Almadies 2 bokk ci maanaam daal collectif bi ci gàttal dafa dajale lu ci tolloog fukki cité ñoom ñooñ fi wootee ñu wuy si leen waxtaan nag war a dox suñu diggante ak ñoom jëmale ko ci jafe-jafe yi nga xam ne nii moom la ñuy dund lan mooy jafe-jafe yi ci kanam tuuti daañu ci jël si waat ak ñoom waaye ci plateau bi maa ngi fi nekk ki nga xam ne nii moom moo di Abdoulaye Daouda Diallo moom mooy président collectif u cité bi président asalaamaaleykum. asalaamaaleykum Seydou Ba. ñu bàyyi la nga nuyoog mbokk yi la seetaan jamono ji. ñu ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm si ñëw bi si ñu du gox bi entre gox bu nekk bu ñu tuddee Almadies 2 maanaam mi ngi département de Rufisque comme ni nga ko waxee mooy dox si diggante péage bi. booru Sédima itun Sédima ñu ngi leen di remercier ci ñëw bi ci cité bi. jërëjëf Abdoulaye Daouda Diallo maa ngi fi nekk ki nga xam ne nii moom moo di Ibrahima Sy tamit membre la ci collectif bi Ibrahima maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Seydina. ma bàyyi la nga nuyu ak mbokk yi la seetaan. maa ngi nii mbokk yëpp di rafetlu aussi seen déplacement. comme yéene duñ ko waxte la voix des sans voix soxna leen fi trop parce que dañoo nekk ci benn gox boo xam ne. dafa enclavé comme ni ñu koy waxee moo tax tey moom xam naa ne tey dina métti trop waaw tey moom dina métti parce que boobu léegi ñu ngi bëgg wut lu mel nii amuñ ko woon mais comme que ñëw ngeen fii te yaakaar naa dina métti tey moom du yomb. jërëjëf jërëjëf maa ngi fi nekk ki nga xam moom moo di madame Nogay Leye mooy chef de quartier bu Cité Sir xam naa nag bëriwul lu ñuy gis ab délégué de quartier jigéen. wallaahi kenn la si ñoom kenn ngi kon mu ngi si kanam di madame Leye madame Leye ñu ngi lay nuyu. nga wax ci kaw micro bi ñu bàyyi la tamit nga nuyoog mbokk yi nga xam ne wala si daan jamono ji. maa leen di fay bu baax di rafetlu waay seen teewaay fii ci cité bi te ko si waxee rek yàggamte woon nañ ko lool waaye tey la ko yàlla dogal leen si sant leen si gërëm di nuyu waale waa cité bi yëpp nag kenn ku ne ma jox la sa wàccuwaay di la nuyu di la sargal di ñaan yàlla li ñu teew taxat dajoo tey yàlla na si yàlla def ndam. amiin yaa rabbal aalamiin jërëjëf madame Leye ñu ngi koy sant di ko gërëm. kon mbokk yi ci foofu la ci la ñuy tàmbalee émission bi jël kàddu gi jox ki nga xam moom moo di Abdoulaye Daouda Diallo Abdoulaye mën nañoo xam collectif bi ngeen taxawal lan moo leen poussé ba ngeen taxawal ko. collectif bi soo gisee ñu taxawal ko dañoo nekk di gox boo xamante ne sanc bu bees la ku wax sanc bu bees mooy il faut ñu xool day manqué ay lits sociaux de base c'est-à-dire ay day manqué lu bëri loo xamante ne population bi soxla na ko collectif bi lu ko gën a tax a jóg mooy le bien-être des populations. parce que soo gisee dëkkuwaay bi ñun ñëpp a ko bokk c'est vrai que c'est un collectif de 10 cités mais loo xamante ne espace collectif bi c'est-à-dire le public espace jardin air yi lépp ñun ñëpp a ko bokk dañoo nekk zone boo xamante ne kenn xamul ci ban commune la bokk donc am na ñun maanaam man mii di waxante ak yow président collectif la maa ngi dëkk cité Salama mi ngi bokk Rufisque Nord madame Leye bi toog sama wet moom mooy chef de quartier cité Sir madame Leye moom mi ngi dëkk Bambilor donc cité bii bi ngay jàkkaarloo nii à droite cité mi ngi bokk Rufisque Ouest donc on est écartelé laa mun a wax xamuñu aujourd'hui ban commune moo mun jël en mesure seeni revendication dem nañ ci commune yëpp mais chacun te dit aujourd'hui mun ñu la wax fan ak fan lañ ci toll parce que en fait dañoo fàtte soo xoolee nii dafa am péage bi moo nekk nii en face donc fii dafa enclavé de sorte que aujourd'hui pour ñu mën seen activité def seeni va et vient yi comme ni ñu ko bëggee dëkkuwaay bi dafay diis ci ñun trop déjà soo ko xoolee
fu ñu nekk. avant ma ñëw ci problème mu enclavement bi problème mu découpage bi nañ ci xaw a taxaw tuuti parce que man sànq rek maa ngi doon waxante ak si mu may woon ñaari kër yoo xam ñooy jàkkaarloo te bokkuñ ci benn commune. exactement mais loolu c'est dafa xaw a doy waar. exactement kër gi war ngeen ko mun jël parce que ñoom ñaar soo xoolee 5 ñu ngi jàkkaarloo ni mbedd moo dox seen diggante mbedd moo dox suñu diggante nous aujourd'hui mun ñu la wax suñu leen gisee fii maire bu fi gën a rëy bu gën a am zone fii aujourd'hui c'est Bambilor parce que moo gën a ëppale espace fii mais le plus aberrant mooy que ñun fu ñu dëkk Rufisque ministère des collectivités locales Oumar Gueye fii la dëkk donc ministre Oumar Gueye aujourd'hui dafa mel ni département am xamul lan moo xew ci gox bi dafa mel ni ñoom aujourd'hui xam ñu fii lan moo fi xew parce que Oumar Gueye war na mun gëstu ci découpage bi parce que découpage bi daf ñu lor soo xoolee bande de terre bee bu bokk Rufisque rek motul sax 100 mètres l'idéal aurait été que Rufisque yem ci avant péage bi lii yëpp nekk ci benn commune nekk benn commune bu mag nga xamante ne nañ am fenn fu ñu bokk da ngay soxla léegi-léegi certificat de domicile wala nga bëgg a dem branché outil ndox SDE ci obligé nga dem ba Rufisque Ouest. sama mbokk yu dëkk cité 6 ils sont à Bambilor mais pour ñu am ndox seen quartier dañuy dem ba en Rufisque Ouest donc loolu yëpp dafay mel ni kenn xamul daal. voilà balkanisation boo xam ne c'est mal fait voilà. benn quartier boo xam ne benn quartier la waaye daanaka ñeenti commune ñoo ko seq. ñeenti commune ko seq. moo tax des fois may dégg waa commune di demander à ce que vraiment ñoom ñu am nañ am seen commune bopp quoi. effectivement c'est ça parce que dafa métti nga nekk ci benn dëkk. voilà traverser beneen commune. voilà naan da ngay uti kayit. effectivement donc c'est ça politicien. mais si lan moo ko mën a expliquer. bon lu ko mën a expliquer mooy état. état moo ko def. lii nii nekk na problème boo xam ne état rek moo ko mën a dindi. état rek kenn mënu si daal ñun mënuñ ko dindi parce que am na un jour sax dem nañu seeti le maire Mar ma nga xam ne moo ñu gën a jege commune ouest parce que fii ak foofu defe naa dépassé wul 1 kilomètre te bokkuñu foofu bi ñu fa demee ñoo ko ñun daal comme que yoo leen gën a jege yaakaar naa war na mën a bokk si sa commune mun a mën non loolu mënul nekk parce que yéen il faut ngeen xeex bi pour ngeen mën ko def parce que man mën naa jox sax benn exemple mos naa dem mairie Bambilor pour me rappeler d'ici Bambilor ça fait 14 kilomètres di dem pour yóbbu pour defarlu un certificat de résidence ma dem ñu ne ma il faut nga dellu si waat maa ngi fa dem vers 10 heures ñu ne il faut nga ñëwaat 14 heures man lay ñaan xanaa xamul leen fan laa dëkk Cité Sir laa dëkk dama taal sama oto dem aller retour mën naa del taal sama oto aller retour pour jël si rek benn certificat de résidence loolu est-ce que yenu na maanaam ñun ma dama ko fi signé nag fi tey obligé nga retourné waat loolu laa maire gedd dem commissariat central ba mujj def sama certificat de résidence pour wala rek vraiment loolu moom problème la il faut que ñu régler ko lu mu gën a gaaw wala au moins ñu fexe daal ñu amul ñu suñu commune bopp parce que collectif bi fi nekk nii cité yi ñu fi nekk yëpp yaakaar naa ne mën nañ am suñu commune bopp te loolu lañ soxla sax ñun ñu am suñu commune bopp loolu ñu soxla seen commune bopp daal voilà loolu daal lañ soxla pour l'instant en tant que délégué yow fooy wuy ji réunion kan mooy sa maire xanaa Ngagne Diop mooy sa maire Ngagne Diop mooy suñu maire kon yaa ngi bokk Bambilor forcément parce que fa la ñu yóbbu mënuñu si daal doo jékki-jékki en tant que délégué nga am problème de découpage par rapport à ça ay nit ñu bees ñu ñëw seet si la bëgg yenn këyit yi te dëkkee ci beneen côté nga am problème bu découpage posé wu quoi. waaw man damay sant yàlla ci loolu parce que man depuis bi mu fa nekkee ba léegi dama ñëw cité bi dem maire biit Ngej maire bu mag bi à côté de la Sonatel fa laa dem présenté wu joxe woon fa samay këyit ñoom dañ ma autorisé may joxe certificat de domicile donc boobu ba léegi man ñi fi dëkk ñëpp ku ñëw ci man dama jox certificat de domicile boo xam ne foofu ngay dem directement ñu defal la certificat de résidence donc foofu moom am fa benn jafe-jafe waaw. nga dëkk ci benn dëkk ngeen bokk ci benn collectif yow nga doon délégué de quartier bu ma doon wax tey jafe-jafe yi nga xam ne yéen a ngi koy dund ndax mën nga ñu si énumérer quelque. waaw jafe-jafe bëri na tataat na amuñu assainissement déjà amuñu assainissement ci cité bi et ça pose problème parce que bu tawee fi hivernage ñëpp dund nañ loolu day métti trop dugg bi day métti génn bi day métti oto yi sax duñ nangu dugg en finalement mooy bës naa wàcc fële ci sa dem am dox bu fii parce que tout simplement oto ba ma wax nga ne ma du fa dugg de ay ban la donc dañuy dund loolu à chaque instant ndox mi aussi day takk da ngeen ñëw nii fekk ci sa sec mais quand il pleut fii ndox bi day taa ci si yoon yëpp doo am foo jaar du nit buy dox tànkam jàll wala bu oto buy jàll impossible donc loolu calvaire ci ñi nga xam ne ñoo fi dëkk ñu bëggoon nag solution bëgg a lancer un appel au gouvernant
ñu ñëw gëstuñu nag parce que jot nañu gëstuñu parce que dañoo sonn. bon j'aimerais savoir yéen kan moo leen jaay ndax état moo leen jaay wala coopérative la wala c'est quoi. titre foncier daal la ñu am. titre foncier mais titre foncier am na ñu leen jaay quand même. am waaw ki ñu jaay koy promoteur bi dafa làqu temps yi la passé mais Pamba Gueye Ndiaye. fii toolu Gamdi Ndiaye la woon. papa moo ko moomoon. mu daal di koy ñëw jël ko kii ko def lu ñu koy waxee sax. mosale ko bon jaay ko nit ñi ñëpp jënd mais titre foncier la. waaw ba ngeen doon jënd est-ce que waxul signé woon benn protocole d'accord pour wane ne fii war na fee def assainissement. non on n'a pas parlé non franchement non. mais bi nga waxee verbalement ni nee nañu fii moom dafa waxoon sax fii dañu koy clôturer ah dafa waxoon nañu clôturer site bi yëpp dam ay piscine nag waaw bu ñu la wanee ci bi sax ngay da tu es emballé parce que piscine nga see woon nag lépp nga ci woon lépp nga woon c'était ah boo fi dëkku daal nga naan fii moom c'est le paradis loolu ngay wax doo mën a wax leneen mais bi fa dëkkee nag ba xam réalité yi dëgg nag ñu wax dëgg yàlla suñu xol yëpp jeex na waaw suñu xol yëpp jeex na parce que ni ñuy dund ñu rek ñoo ko xam waaw métti na amuñu poste de santé amuñu école élémentaire publique amuñu ko dégg nga amuñu dara daal pratiquement dara amuñu ko fi rien. xanaa bu ngeen doon jënd ci présenté wuñu ay benn plan. loolu laa lay wax naan la plan bi moom c'était mais c'est-à-dire que xam nga plan aussi bu fekkee ne ñu ngi lay présenter plan war na am ay espace public war na am ay école élémentaire am nañu espace yoo terrain xam dañ koy aménager par rapport à ça quoi. on a un terrain qui est là-bas. ba xëy na ba leen demee fa da ngeen ko gis. terrain baa nga fa yooyu yëpp c'était prévu école élémentaire c'est prévu terrain football. mais dañ am problème pour tabax ko dal. waaw justement. financement bi ñu ngi. gisuñu ko ñu jàppale daal ñu ngi nii daal gisuñu daal ku ñu jàppale. waaw Diallo président ñu daa mel ne problème bi à part au-delà de l'assainissement. dafa mel ni que seen collectif bi moom fii ku fi ñëw da ngay gis kër yi mu rafet macha allah. effectivement nga yaakaar ne fii moom cité bu bakkane la. waaye boo duggee ci biir dafa mel ni que la nga dund moom dund gu wér yàlla. effectivement ndax mën nañu ko expliquer. waaw tar na parce que apparence bi loolu la lay joxe. parce que soo xoolee fii ñu bëri dañoo dëkkoon Dakar ñëw toxu si fii. yaakaar ni que au moins na leen wàcc si location bi wàcc lañ si cherté de vie bu Dakar bi ñëpp ñëw si gox bi dëkk fi soo xoolee ñu bëri fii Dakar lañ jógee ñoo tabax fi seen kër sanc fi seen kër kër yi yanji na comme ni nga ko gisee nii mais madame Leye nu mu ko waxee léegi c'est on vit le calvaire da ngay xool aujourd'hui ku fi amul oto par exemple pour nga dem marché nga jógee si Jaraaf il faut nga dox 2 kilomètres pour jéggi péage bi. kon fii amul marché aussi. amul marché da ngay jógee cité 6 pour dem da ngay jéggi péage bi dox ba fële fii amul pont loolu lu ko waral autoroute à péage bi la xam nga da nga jàpp ne autoroute ñun si lu ñu xam si autoroute à péage mooy da ngay ñëw fay da nga dafa war a nekk choix si yow waroo xëy rek nga ne bon péage laay jël non dafa war a nekk choix soit da ngay jël péage soit da ngay jël yoon boo xamante ne état bi moo ko fa teg c'est gratuit nga romb mais même su amee péage il faut que nit ñi di dox di dem parce que même mala yi nii sax il faut ñuy dox di dem sakkatuma nit ñi parce que soo xoolee ba léegi y a une zone semi urbaine fii am na ay mala yu dëkk fii dañuy errer ci quartier bi ñoom tamit il faut ñuy dox di dem di jéggi di yàq lu bëri donc péage bi moo ñu gën a gàllankoor te comme ni nga ko waxee xamuñu péage bi le problème qui se pose encore mooy on est xamuñu ban commune lañ bokk parce que péage bi dans le cadre de le RSE war na ñu mun jàppale ñun ñuy dëkk ci gox bi waaw dans le cadre seen RSE war nañu jàppale xaw ma ndax je peux pas m'avancer sur ça ndax ñu ngi jox mairie yi xaw ma ci dara mais ñun yëguñu péage bi sentiruñu ko. même bu fekkee sax amul sax loo xam ñu ngi leen koy jox mais j'espère que aménagé nañ ay passerelles pour yéen. soo xoolee benn passerelle moo fi nekk beneen passerelle bi c'est à 3 kilomètres. c'est à 3 kilomètres xale yu bëri dañuy jéggi fii di jóge fële di dem di jàngi di ñëw dañuy jóge fële di jàngi di dox di ñëw donc mais dañuy sonn passerelle bu fi jógee fii c'est à 3 kilomètres moo tax péage bi y a eu un temps y avait beaucoup d'accidents parce que nit ñi dañuy sonn pour dox ci péage yor seen bagage seen dugg marché yi surtout les dames dañoo doon jéggi péage bi di daw oto yi di leen mbëkk sañ mujjee def mur mais avant amoon na yoon nit ñi doon jaar mais passerelle moom amuñu ko fi soo amul oto moom da ngay toog xaar tata tamit amu fi Dakar Dem Dikk n'en parlons pas taxi c'est prix bu ñuy joxe par exemple pour une distance de 1 kilomètre il te demande 300 wala 400 wala ñu ne la doo dugg wala ñu ne duñ fi dugg en période de pluie guddi 8 heures su xasee ba jot soo amul oto da ngay xaar une bonne volonté romb yóbbu la. mais je pense bien que péage bu muy dem waroon nañu ñëw fii def benn genre étude impact environnemental. xam ne tey jii bu fekkee ne ñu ngi jaar ci collectif bu ni mel ñaata passerelle lañu war a mën a soxla. passerelle yi aussi ñaata distance mu war a dox seen diggante. wala loolu amul. xam nga péage ñëw ñuy consulter leen quoi en tant que collectif. xam nga péage bi dañuy wax Sénégal am na lu ñuy tuddee AGEROUTE mais bu ñuy tabax péage bi bu ñu koy liggéey ñoom dañoo dem jëndi seen ingénieur yi tubaab yu jógee feneen
fii on sait qu'on a une urbanisation très galopante. Urbanisation dafa gaaw bu ñu defee péage bi en 2007 travaux yi kër yi yëpp neew fi woon parce que nit ñi soo gisee ñu gën a ñëw fii lu ñu on peut dire que infrastructure yi ñu defar fii par tali yi ni ñu baaxee moo tax nit ñi gën a ñëw fii donc urbanisation bi gaaw donc bu ñu fiy teg péage bi lii yëpp kër yu bëri amuñu fi woon ñoom ñu yaakaar ni que fii àll la alors que c'est des TNI des titres fonciers yu fii yëpp ay titres fonciers la donc ils auraient pu se jege waa urbanisme wala waa cadastre ñu xam ne yii c'est des titres fonciers et c'est à usage d'habitation donc saytu boobu laa xam ne ni que ñu doon liggéey péage bi ils l'ont pas fait waaw en tout cas péage bi nous cause un lourd préjudice. en contrepartie amul dara lu ñu def ci biir quartier bi. amul dara même ren bu ñu amee ndox pour ndox bi ñu déverser ko seen canal il a fallu qu'on se batte dem ba ci ñoom heureusement ils nous ont fait signer un protocole que ndox eau pluviale bi di fa jàll mais sinon dañoo bañoon on avait eu un promoteur bu ñu bëggoon defal ndox bi pour mu dem ils avaient refusé catégoriquement mais on leur a dit que vous refusez si soo leen bañee ñun dañ koy def parce que ñun mun ñu nekk ci ndox yéen ngeen nekk ci seen jàmm seen oto yi di romb après ils ont senti que y a en face gars yi dañoo taxaw du ñu nangu yenn affaires yi ils nous ont donné l'autorisation on a signé un protocole ndox bi di dem voilà mais sinon amuñu si benn impact. si dafa am benn problème boo xam dañu ma ko wan sànq fële ci kaw yoon wi mu doon cas boo xam dafa ma xaw a jaaxal lool parce que dafa am benn tableau boo xam dañoo ne fii xaw ma zone gaz la xaw ma zone gaz la mais li ma si jaaxal ci kaw ma gis fa ay kër yoo xam dañ ko faa tabax ñooñu bañ koy tabax xanaa sa boobu seen collectif yi juddoogul. loolu moom du xam nga loolu sax du yëfu collectif. xam foofu boo gisee kii bi photo bi. dañ la wax ne 1,50 m de part et d'autre kenn 6 mètres de part et d'autre kenn waru fa tabax profondeur 1,50 m loolu ñëpp gis nañ ko mais yow nga xam ne yow yaa fay def sax yow sa danger la. surtout ça waaw loolu sa danger la quoi. parce que xam na ko est-ce que ki koy non xam na ko non nit ñi xam nañ ko. am na ñoo xam ne ñoo fa fekk kii bi dañ fa fekk kii bi li ñu ko waxee sax gaz bi am na ñoo xam ne kii bi moom non kii bi moo leen fa fekk ñoom ñëpp ñoo fa fekk tuyau bi yàgg na trop tuyau bi moo leen fi jiitu ñoom ñëpp tuyau bi moo leen fi jiitu donc képp ku fa dëkk rek yow yaa ko tey donc nag loolu moom vraiment état bi moo ko seetaan parce que waruñu woon wala def naa Petrosen la waaw parce que en gaz bi Petrosen la Petrosen ça jam ñaajo fële lay jógee dem ba Sarr donc Petrosen moo ko géré woon ay temps mais léegi y a une nouvelle structure bu ñu tuddee Forteza moom moo koy gérer mais comme nu nga ko waxee danger bu nekk ci gaz bi nit ñi dafa mel ni ñoom dañu war a dëkk rek gis nañ gaz à 6 mètres ñoom il faut ñoom ñu tabax alors que yow danger gaz boobu tu es exposé ñun ñi dëkk foofu yëpp aux alentours. non ils sont en danger. on est tous en danger. tous les jours soo gisee sax bande bi sax ñun ñoo ci xaw a def garab. di ko def ay bancs publics. mais on se bat da ngay woo waa Descos tey ñu ñëw suba du ñu ñëw donc je sais pas ndax am nañ problème de moyens parce que aujourd'hui état bi quoi qu'on puisse dire lépp loo xamante ne. non man xamoon nañu sama problème jàll mooy que ñooñu fa dëkk kan moo leen jaay. ñu leen jaay en fait c'est des titres. wala ñoom ñu fay jënd est-ce que am nañu conscience par rapport ak danger bi. non de un amuñu conscience parce que man ku koy def amoo conscience mais de deux y a des dañu amee titre foncier xam nga un titre foncier c'est intangible ku ko moom. état mun ci dara mais titre foncier tamit dafa am nu muy doxee dafa amee norme da nga war respecter le code de l'urbanisme soo respecté le code de l'urbanisme nu mu nekk titre fondé état dafa dañoo def fa benn croix nee na c'est non édificandi mu ñëw mu indemniser la dédommager la te ñu bëri si ñoom dañ leen dédommager ñu bëri si ñoom on les a dédommagés parce que soo gisee péage bi fi la waroon njëkk a jaar mais péage bi su ko dafa jege woon centrale à Kounoune bi centrale bi ne nañ ko repousser de 500 mètres parce que dafa nekkoon ci zone de sécurité péage donc état da leen indemniser ñoom ñëpp ba mu jeex tàkk ñoom ñu delluwaat ci ginnaaw di jaayaat donc état moo deful suivi bu ci war moi je crois que aujourd'hui c'est le gouverneur de Dakar qui est interpellé parce que liggéey péage bi moom moo ci xam dara parce que moom ak APIX ñoo ko piloté ba mu jeex donc le gouverneur de Dakar on lui a même donné ñun fu ñu war a bind ñëpp bind nañ leen bind nañ gouverneur de Dakar bind nañ ministère de l'intérieur bind nañ affaire civile comment on appelle ça la sécurité civile bind nañ Forteza bind nañ ñëpp ñu war a bind aujourd'hui ñoom ñëpp ils sont au courant de cette situation mieux encore. mais est-ce que sensibiliser ngeen borom kër ya fa ne. da ngeen sensibiliser si ay xuloo ngeen di mujjee pas plus tard que quelque temps rek xuloo nañ ci ak ñenn ay xuloo ngeen di mujjee te mënoo dëkk ak nit tamit ngeen war a nekk ay voisins ngeen war a entretenir relation de bon voisinage di xuloo parce que yow da nga mun wax rek mais lenn la force publique la police c'est l'état moo ko yor
benn problème aussi parce que quand on parle de gaz on parle aussi de l'eau. Ouais. Parce que aussi ci biir yoon bi on m'a montré benn yoon boo xam ne nee nañ ci suuf lac de Guiers moo fa ne. maanaam lac de Guiers moo fa jaar. waaye li ma si gën a jaaxal moom mooy que cité yi bu fekkoonte ne 10 cité la. daanaka partie bi ci ëpp. amuñu ndox. mu mel ni benn injustice boo xam ne ni population bi dëkk fii ñu ngi koy dund. waaw loolu moom am na fii du mu wax sax waxuma sax gaz wala ndox fii poudrière la tuyau yi fi jaar mënul wax ñaari tuyau ñoo fi jaar. fii yëpp ay tuyau la quoi emprise bi nga gis yëpp ay tuyau la. comme ni ñu ko waxee gaz ndox bi. même ligne haute tension yu Senelec sax fii la jaar. ba ci carrière bi aussi gis naa fi carrière. waaw carrière bi aussi loolu moom problème la moom. carrière bi moom moo tax fii suñ doom yeeg ñu même ñun sax ñun ñëpp am problème mu asthme soj duñ jóge si feebar. lu nekk nag aussi def nañ ko pour carrière bi pour gars yi mën fa jóge mais ba léegi amagun si dem nañ fu nekk nag ah. ministère ba fu gën a suufee dem nañ fa mais ba léegi amagun fa ndaw. xanaa gars yi am doole kon. loolu laa yaakaar carrière yi loolu la yaakaar ñun daal lu ñu waroon def suñu war a daal mën nañ ko xanaa dem daal xeexaw ñoom jëli leen fa ma fa des mais sinon moom lu ñu waroon def yëpp def nañ ko. mais lan mooy expliquer Lac de Guiers jaar fii di nandal waa Dakar yéen ngeen nekk biir Dakar te moo leen am ndox. non fii moom. am na benn partie amul xam nga. waaw fii moom partie fi ñu toog nii ak jëm nii lu ko commencé Almadies 2 ba fi ñu toog nii amuñu problème ndox pour dire la vérité mais lu ko commencé Jaraaf jëm Cité 6 ñoo wax dëgg yàlla am nañ problème ndox. waaw ñoom vraiment ñooñu am nañ problème ndox te bëgg nañ leen ku leen si jàppale parce que mënoo dëkk aussi sans ndox mënul nekk loolu ma wax dëgg yàlla aussi loolu moom état bi war na si gaaw jóg lu mu gën a gaawee xam nga tuyau bu la romb même pas 100 mètres ba pare amoo ndox loolu vraiment loolu moom xel sax mënu ko nangu quoi. te li ci gën a grave mooy que dañuy demandé gars yi à ce que ñuy branché te bu ñu leen branché loolu laaj leen presque ay benn. non xaalis bu bëri yenn montants yi bëri ay 500000 ay 700000 ay 700000 dafa métti voire 1 million ça dépend si kër gi nu mu gën a soree nga li nga fay gën a bëri mais dafa am lu gën a am solo loo xam ne bëggoon naa ko balaa ma koy fàtte. bismillah. mooy transport en commun. fii dañuy nekk gox bi def naa c'est le seul gox boo au Sénégal boo xam ne amul transport en commun. gisuma feneen foo xam ne amul transport en commun. mais fii nag lay amee transport alors que seen yoon yi baaxul. waaw mais nag état bi moo war a defar yoon bi pour ñu mën am kii état bi moo ko war a defar. état moo war a defar yoon bi parce que fii nii booy dem marché da ngay am problème booy liggéey da ngay am problème loo mënti def da ngay am problème fu mu nekk nii heureusement que gars yi ils sont solidaires ñoom ñooy yóbbaale li ñu tim xam nga mënoo yóbbaale ñëpp. parce que de temps en temps rek ñi nga boo ko romb si mbedd bi nga yóbbaale ko mais il faut nga génn ba sédiment wala nga jéggi passerelle bi pour mën a am oto bu la mën a yóbbu donc normalement fii waroon nañu am transport en commun ñu defar yoon bi pour ñu mën a am transport en commun man daal gisuma si Sénégal foo xam ne amoon transport en commun su fii moo tax daal bëgg naa aussi daal loolu moom état bi teel si jóg parce que c'est pas normal ñu bàyyi suñu kër yi jógee Dakar fal ñun ñëpp boo gisee biir Dakar lañ nekkoon bëgg ay kër yu yaatu bëgg foo xam ne vraiment dafa aéré waaw daw pollution bi moo tax ñu ñëw fii mais fii mu ëpp sax léegi pollution parce que ak mbedd bi ak yoon bi nga xam ne fu oto jaaree poussière bi yëpp da nga koy naan donc nag il faut que nag état bi wax dëgg yàlla nag war na gees ñi nga xam ne ñoo dëkk si gox bi. délégué yéen en tant que délégué des fois dañu di woo ay réunion au niveau communal yow je pense bien que duñu la woo réunion. waaw ngañ day woote réunion. à Bambilor damay teew. woote délégué yi dañuy woo ñun ñëpp nañuy dem. bu ñu demee ku nekk comme ni nga ko waxee léegi rek ku nekk day posé sa doléance sa cité li nga bëgg li ngay dund ak li nga jànkuwanteel chaque jour. def nañ ko wax nañ ko bind nañ ko. amul solution. musuma gis benn solution. est-ce que ñoom ñu ngi fi ñëw sax. des fois am ñëw fi. day campagne. mais bu dee campagne électorale kese lay def. waaw dina fi ñëw. waaw. ma jékki-jékki fan yi passé ma dégg benn genre collectif bu dëkk Kounoune. waaw jóg doon ñaxtu. parce que ñoom dañu bëgg à ce que vraiment ñu utal leen seen commune. commune bopp waaw. parce que mënuñu comprendre. ñoom ñu dëkkee fii. ba noppi daan dañuy dem Bambilor. alors que ci diggante Bambilor ak seen cité yi. am na benn commune bu fa nekk mooy Sangalkam. Sangalkam voilà. Sangalkam moo gën a jege fuuf Bambilor. mais nag au passage damay saluer monsieur Diop. ki nekk ci gendarmerie bi mooy chef gendarmerie bi foofu. problème bu mu fi am ba ma ko wooyee. moom day ñëw moom day teew. franchement kon da nga am problème insécurité. des fois dañ koy rencontré fii. des fois waaw des fois kon fi am na sécurité quoi. waaw du am yenn des fois daal du wóor daal. xam nga fii rek boobu lampe yi mi ngi doog a tàkk tout récemment. tàkkul woon on est dans le noir complet. temps yi passé monsieur Ndiaye Mali. dox ko wax ko ba yàlla def na ba ñu indi ñu ay lampe ci poto rek lañ fi teg dem seen yoon. waaw indi ay lampe ba lampe yi ñëw. au passage may remercier monsieur Simi parce que man tamit def na cité bi def na si jàppale bu baax dara remercier Pa Ndiaye mi Papa Ndiaye dañ may jàppale bu baax. bu doon loolu sax ñu daan bàyyi ñaaw. mais dañ si jàpp su baa nga ko dégg bëccëg.
Diallo ngi ni bàyyiwul desul ginnaaw. lan la moo ko mën expliquer d'autant plus que yéen a ngi dëkk ak centrale bu Gounoune. justement centrale bi nañu ay lettres gis nga fi amul fenn fu ñu adressé wu courrier pour ñu jàppale ñu amul. on a fait tous les structures yi nga xam ne normalement war nañu ñëw fii def fi dara. te mën nañu mais dañuy bind lettre du ñu am sax réponse du ñu wuyu daal. leen sax tontu du ñu sax tontu. daal loolu la ñuy dund. par rapport ak école bi ngeen bëgg ñu tabaxal leen ko seen site bi est-ce que dem ngeen gis yi waa centrale bi wala waa Sénélec. pour que ñu jàppal leen si quoi. wax nañ ci ak waa Sénélec. wax nañ si on a eu des résultats moom foofu moom on a eu des résultats. am ngeen. waaw pour centrale bi pour école bi en fait. donc Sénélec dans le cadre de RSE. dañ fi amoon benn liggéey bu ñu tuddee haute tension ligne haute tension buy dem ba Patte d'Oie. donc collectif bi bu mu taxawee dafa ne liggéey bi mënu fi jaar tant que ñun gisuñu impact ci population bi mu ci jëriñu. donc ren soo xoolee Sénélec nous a accompagnés ak lii bu ñu tuddee tamit Elecnor ñooñu jàppale ci tali bi piste bi financé ñu ci ba ren ñuy dem di ñëw. jàppale tamit ci école bu nekk fii matériel didactique ndax Covid bi xale yi di mun jàng seen kër. jox mosquée yi jàppale ñu tamit ci moto pompe yi parce que on a eu des moto pompes ren parce que ndox bi dafay bëri fii. fii soo leen fi ñëwee nawet dañuy wax Kër Massar mais fii tamit on vit aussi un calvaire. donc on disons aussi promis de nous faire 3 classes élémentaires. ñu ngi ci waxtaan ak ñoom te yaakaar naa ne suñ ci continuer dinañ ko am. daal waa péage bu ñu defoon loolu kon. waa péage bu ñu defoon loolu kon waa Eiffage bu ñu defoon loolu Eiffage su xëyee fii en une semaine mun nañu defal tali bi rond-point Sédiment ba rond-point Kër Ndiaye la. forcément ça leur coûte absolument rien. du tout ça c'est vrai. ça leur coûte absolument rien. donc ñu ngi c'est une volonté la rek. mais au-delà de tout ça je crois que on est laissé à nous-mêmes. parce que population mënul def lépp. dëgg la population mënut a def lépp xam naa daañu ci dellusiwaat après ci biir waxtaan ba tey kon mbokk yi loolu moo nekkoon introduction bi introduction kese la woon ndem léegi jàkkaarloog askan wi la ñuy wax léegi dañuy jël kàddu gi delloo ko askan wi mu am si ay intervenant su ko defee ñu dellusiwaat ci plateau bi. askan wi ñoo ma yóbbante. jërëjëf monsieur Ba ñu ngi lay jaajëfal ak sa groupe Walfadjri wax fa dëgg yàlla Sénégal yëpp xam nañ vraiment seen taxawaay jëmale ci askan bi. comme ni ko sunu prédécesseurs yi waxee rek bëggoon naa aussi souligner li jëm ci wàllu santé waaw parce que comme ni ko gars yi waxee fii boo xoolee c'est des milliers de populations yu yeewoo fii jigéenu wéru li xale yu ndaw yi vraiment les couches vulnérables mais nemmeekuwuñu fii ci gox yi 10 cités yi ak li ko wër benn structure boo xam ne ni mën nañ ne état moo ko fi teg te loolu xam dafa xaw a jéggi dayoo di ñaan peut-être nos autorités ñu gës ñu parce que aussi la santé avant tout nit ku bu amul wér-gu-yaram mënul jug dem uti lu mu indi këram wala ainsi de suite jigéenu wéeru li guddi ay xaaju guddi boo amul sa voisin bu la mënul dugal ci otom yóbbu la mara day taal mi ngi noonu vraiment loolu en fait bëggoon nañ ko wax ci gox bi wax fa dëgg yàlla ñi nga xam ne ñoo ŋànk Sénégal wala ñi ŋànk peut-être sunu gox yi jàppale ci amul benn poste de santé nii case wala amul daal loo xam ne nii wax fa dëgg yàlla nemmeeku dañ fi wax fa dëgg yàlla loolu laa bëggoon a en fait souligner di leen jaajëfal encore. man li may wax moom mooy amuñu maire muy ci commune yëpp amuñu ci maire ndax li tax amuñu ci maire problème mu nawet bi li ñuy jànkonteel yëpp amul benn maire buñ ci gis. deuxièmement bi comme li muy wax ci ngañ dañ fay dem tout le temps wax ak moom waaye dara man en tant que délégué lotissement famille 6 même soo demee sax léeg-léeg sax da nga koy soxla sax mun na la aw ma temps damay dem fële yooyu yëpp ñoo ngi koy jànkonteel te aussi tamit comme li nit ñi doon wax li nga naan comme commune dëgg la dañoo war a am suñu commune bopp ndax même soo xoolee centrale bi lu muy verser par année normalement rek waroon na mën a gérer ñun ñu fi nekk ñëpp comme yi ñu soxla ci poste de santé yeeg talibeeg yooyu yëpp waroon nañ ko fi mën a am waaye malheureusement maire yi ñu gérer ñoom ñoo dul ay maire loolu man tamit dam ciy interpeller président Macky Sall mi nga xam ne moom moo ñu ilif ñun ñëpp ak sëñ yaay Marème Faye Sall aussi mu mën ñu gestu jàppale ñu ci ndax ginnaaw yàlla moom la ndax dañoo ne moom moo jiite Sénégal yëpp pour moom itam mu dugal ci boppam maire yi ko naan ay maire lañ duñu ay maire seen bopp lañ fi nekkal. même pharmacie sax ñun mënuñu ko fee am normalement pharmacie sax waroon nañu ko fee mën a am dafa mu nekk nii ñun suñu amee ay garab war ko jëndi guddi gi da ngay dox bay bëgg a dee pour mën a gis pharmacie sax war nañu ko fee mën a am. tali bi tamit ak transport bi ñu doon wax encore yi nga tali bi à part Sédiment bu jógee Sédiment moom mooy dem ba Kounoune moom mooy dem ba 50 soo ko toppee moom ngay topp génn dëkk bi yëpp te waroon wax dëgg fa yàlla waroon nañu ko mën a defal loolu yëpp waroon nañu ko mën a defal nawet gi nag moom dinañ sonn bi peeru sonn goo xamante ni
jéggi na jaay ndax li ñuy wax ay Kër Massar ay Kamil Basse yëpp ñun ñoo leen raw ñun ndox mi dafa duggul suñu biir kër yi rek waaye suñu bund kër yi la nekk suñu génn pour ñu liggéey c'est tout un problème loolu tam wax dëgg fa yàlla war nañu see mën a gees maire yi ñuy wax ñun maire yi xamuñu ko ñu dañuy dégg maire bi ñun mosuñoo gis maire mosuñoo fee defal dara mosul am te toujours nag dañ leen di sollicité toujours ñu sollicité la nawet gaa ngi nii li ñu waxoon léegi lu ma ki wax léegi rek waa 6 amul benn maire bi fi teg tànkam ñëw xool si ñun li ñu nekkee amul ndimbal yi ñuy wax yëpp ñun gisuñu si dara dégg rek lañ si am ay dégg kese lañ si am waaw ñu nag ñoo ngi leen di ñaan tamit ñu jàppale ñu wax dëgg fa yàlla ñu gestuñu ndax ñun tamit ci dëkk bi lañ bokk. suñu fii moom li ñuy ñëpp wax rek suñu kilifa yi li ñu wax rek noonu la parce que ñun tim sonn nañ yoonu marché bala ñoo dem dañuy sonn parce que marché Tëngéej la ñuy demee marché te dafa sori parce que tey bu ñu la joxee tey sa dépense tey fa ngay dindi sa la ngay passé pour dem marché te loolu day wàññi dépense sori na trop métti na te amuñu oto yu ñuy génnee pour yóbbu ñu il faut ñu yéeg parcelle bi pour wàcc pour mun a am oto bu ñuy xam ne moom moo ñuy yóbbu marché bu ñuy ñëwaat yenn siwo yu diis yi fa la ñuy wàcc pour mun a yéegaat parcelle bi te gudd na métti na trop ñun li ñuy ñaan yàlla moom mooy ngeen dimbali ñu ndax gouvernement bi defaral ñu suñu tali bii ndax ñu am ay oto yuy dem di ñëw fii loolu lañ bëgg waaw ñu am maternité fii parce que tim jigéen ñi sonn nañ vraiment ku fi matu guddi sa jëkkër bu amul oto da ngay woo sa dëkkandoo yi ñoom ñoo ñëw jàppale la pour nga dem dëkkandoo bi tamit day xëy dem liggéeyi mais day wàcc liggéeyam dem yóbbu la wax dëgg yàlla fii moom solidarité rek moo fi nekk macha allah ñu ngi sant yàlla waaye tamit nit ki lu nekk da nga koy xool ci sa bopp waaw lu nekk da nga koy xool ci sa bopp parce que bu nekkoon yow la tim nga war a xëy dem liggéey nit wax la dafa feebar foo jaar di nga ko yóbbu waaye nag daal loolu daal bëgg nañ ko daal waaw ak école pour xale yi waaw parce que doole yemul parce que fii yëpp ay école kii privé rek ñoo fi nekk amuñu benn école publique amuñu ko bu école publique xale yi fi ñuy jàng dañuy yéeg passerelle wàcc pour mun a dem foofu même foofu bañ fay dem sax dañoo wax ba ñu dem ba Bambilor pour dem lijjanti fa ay kayit pour mun a yóbbu suñu doom yi foofu ñu dem jàng ci école publique bi xam nga loolu tamit métti na torop loolu daal ñu ngi ñaan yàlla daal gouvernement bi taxawuñu wax dëgg yàlla ñun fii daal sonn nañ wax dëgg yàlla sonn nañ torop. may ñëwaat rek di insister parce que ku ne autoroute à péage ku ne centrale électrique wax dëgg fa yàlla boo ne fa nga dëkk gars yi dañuy jàpp ne sax da nga am ay avantages mais au contraire li waroon a nekk avantage inconvénient la ci ñun ndax daf ñu sonal dëgg. ñi fi toog ñëpp seen problème principal majeur mooy tali bi gars yi wax nañ ci dootuma fi ñëwaat mais surtout autoroute à péage bi loolu kaas nañ ko ba sonn ba pare dafa amul sax ay sortie am na ñu dëkk Njaayloo imaginal exemple bu taw nga jóge aéroport wala nga jóge Thiès war a ñibbi Njaayloo mais foog nga ñëw ba Sédiment ba sortie 9 alors que am na sortie 10 munoo fa génn da ngay obligé fay 400 dem ba Sédiment delluwaat fayaat 400 delluwaat fële yéeg ci kaw pont parce que fi leen neex li ñuy def sortie yi dafa mel ni gars yi xamuñu ñu fi dëkk wala ingénieurs yi doo xam ci ban base la ñuy basé wu ci lan la ñuy basé wu pour def seen i sortie fi leen neex li ñuy def. munoo guddal yoonu nit ki ba pare di ko fayloo double loolu amul yenuwul maanaam ku ne Lac de Guiers ñëpp xam ne ne fii la jaar Lac de Guiers bi suñu buntu kër yi la jaar. même pas 100 mètres mais da ngay dem bëgg ndox ñu ne la da ngay fay nangam man mii di wax ak yéen man sama facture 2,300,000 et quelques mille lañ ma fayee ko pour bëgg am ndox am na keneen ku nekk sama ginnaaw kooku 4 millions nan la Lac de Guiers di rombee sa buntu kër ñu naan la da ngay fay 4 millions wala 2 millions loolu lañ mënul comprendre même par rapport ak Sénélec am na ñoo xam ne ba tey amuñu courant man fi ma nekk maa fa indi courant 1,5 million laa def pour am courant ñu ne ma fii ak 5 ans ligne privée la ku branché da lay fay mujjewul fenn dama dem ba mujjee bàyyi parce que dama ne garaawul ñi am courant ñun ñooy naanandoo ataaya garaawul mais mujjewul fenn on ne peut pas vivre ainsi. sonn nañu ko fi ëmb. soo nekkee sa weer da ngay ñibbi seen kër ba am doom doo ko dellu si ndax am ñu maternité am ñu dispensaire te dispensaire maternité set moo ko jiitu te nawet bi bu ñëwee fii setul doo fi mën a dugg doo fi indi sa gan doo bëgg kenn seet si la fi ndax suñu kër yi day am ndox mbedd mi day am ndox tali bi day am ndox
ñuy dund ci lool te lool du set suñu doom yi duñu wér bu nawet bi ñëwee kenn du wér man assainissement moo ma gën a soxal moom laa gën a bëgg bu weer dee rek cité bi boo fi duggee oto ONAS yi dañuy jaabante weer bu dee ngay jaboot bëgg weer bu dee nga fay 30 000 francs pour ñu ngaccal la sa foos loolu dafa metti comme ravitaillement weer bu dee nga woo oto bi mu ñëw te loolu jaaduwul ndax gox bi dafa bëri nit waroon nañu am assainissement boo xam ne Tëngéej a ngi ni jege ñu géej gaa ngi ni waroon nañ ñu ko defal man loolu moo ma gënoon itteel. fii nag problème yi dafa bëri bi ci njëkk mooy yoon dafa am yoon boo xam ne mu ngi dalee fii ci sédiment bi ba rond-point ba tëli Kër Ndiaye Lo ba yoon bi dafa naqari lool bi ngeen ni ñëw si Naamar ba xam ngeen ne yoon bi naqari na bu nawet jotee moom pour nga jaar ci problème la fii kër yi boo génnee sax doo mën a dox ci mbedd mi ndax ndox mi kon assainissement war nañu cee jàppale bi ci topp moom mooy fii xamul armeel 10 quartiers yi fi dëkkee yëpp xamuñu armeel bu ñu amee ko fi faatu des fois ay Kër Massar la ñuy dem wala Kër Mbay Fall wala Kunun bee sa kaw foofu la ñuy dem xam nañ problème boobu bi ci topp ba tey xam nañ problème xamuñu hôpital fii boo bëgg a faju da nga dem ba de Tëngéej te loolu métti na ci ñun lool suñ jàkka yi moom bu nawet ñëwee pour nga dem ci rek problème la fii jàkka ju mag ji moo nekk fii ci biir cité Sire bu vendredi jotee muy Salaama ak Médinatoul Mounawara ñun ñëpp fa la ñuy dajee waaye bu nawet jotee wala xeet jot mu tombeek biir nawet bi daanaka biti bi kenn du fa mën a lal ndax tooyaay bi ren bi Tabaski gi di waaj ñëw dañ fa dajee sonn fa lool wuur suuf lu ne ñu def ko fa sëkk waaye bi mu tawee bi ñu xëyee tamit am na ñoo xamante ni ñëwuñ julli si ndax amuñ fuñ lal loolu problème la sama naataango imam bi muy imam Gaye dafa baax yaru bu taw bi ñëwee imam Bilal bi mu nekk ak muy paafaal mag la da koy wax ne toogal pour ñu imam rek dem ci jàkka ji problème la li wër jàkka ji yëpp ndox la dañuy teglante foofu ay móol ba imam ay dàll sécurité lay sol dem julli ji daanaka moom rek a fay ne li koy waral yëpp mooy ndox mu bëri mi loolu yëpp nañ ñi ci dimbale ñun daal dañ ñuy fàtte te fii nii li fi dëkk mën na commune dalee ci fii ci Almadi 2 ci sédiment bi ba tëli Kër Ndiaye Lo ba nguur gi nañ ñi geesu Macky Sall nañ ñi geesu bu baax a baax li muy defal yeneen quartier yi na ko defal fii goox bii muy fukki quartier yi dëkkee fii nii wasalaamaaleykum wa rahmatullah. askan wi ñoo ma yóbbante. jërëjëf kon mbokk yi kàddu yooyu ngeen doon dégg ay kàddu la yoo xam ñu ko doon nangoo ci lenn ci askan wi kon émission bi ni ñu ko ubbi woon rek noonu lañu koy jeexalee si dafa am kenn ku ko wax sànq ci biir jotaay wi mu ngi jëm ci apport bi leen seen communes yi amal parce que aussi dañu ne dëkk moom bu ñu fa nekkee foofu àla kulli alin ñuy jëflante ak seen i mairie parce que des fois jafe-jafe yi mairie ñoom ñoo koy jël di ko remonter est-ce que yéen a ngi trouver ay benn genre espace wala ngeen jéem a gisante ak les maires demander leen audience waxtaan ak ñoom pour àggee leen jafe-jafe yi nga xam ne ni yéen a koy dund seen biir quartier yi. waaw loolu moom def naa ne def nañ ko ba taay mais comme ni mu la ko wax rek amuñ si résultat. kon nanguwuñu ko parce que lu ma xalaat mooy comme lu ma wax sànq rek. mooy appartenance communale bi mooy problème bi. mais maire bu nekk day jàpp tôt ou tard ñun ñu nekk côté bi comme par exemple ci Mbambilor bi ñu bokk nii ñoom dañuy yàq tôt ou tard danañ jóg si commune am loolu laa jàpp ne moo tax peut-être bëgguñoo defal dara donc moo tax ñun dañuy am problème ci côté boobu comme dafa mel ne ñun amul ci benn commune boo xam ne actuellement nii fa lañ féete mairie Mbambilor dañuy rejeté yeneen mairie aussi ñu ne ñoom comme que ñun fii la ñu boole Mbambilor ñoom mënuñoo defal dara man laa jox benn exemple yàggul trop am na benn commune est nord ñu bëggoon jox ay moustiquaires imprégné mais bi ñu xamee ne ñun si Mbambilor la ñu bokk dañ ko mujjatee ba léegi nii ba tey jii nii amuñu moustiquaire imprégné ñee joxuñu te ñi am nañ son moustiquaire disponible lañ te mënuñ si jot xam nga loolu aussi neexul quoi waaw vraiment loolu moom wax dëgg yàlla loolu moom aussi war nañ ko xoolaat bu baax a baax te boobu aussi seen maire aussi jëm fee ñëw sax pour jëm a s'enquérir seen situation yi ngeen di dund quoi maire bi fii def naa 12 ans comme inondation yi par exemple déggul ma la wax def naa fi 12 ans si 12 ans yi bu ma juumul bu ma juumee mbooloo mi mën nañ ma démentir 3 fois la fi ñëw ci 3 fois yi veille campagne la fi ñëw fii la koy defee fi ñu toog nii la koy defee après dootu ko gisaat daf lay dig dinaa joxe ciment dinaa def lii après dootu ko gisaat loolu moom mën naa ko wax moom tamit ñi ñëpp ñi fi toog ñi mën nañ ko seede musu fi def dara loolu nag moom moo tax lu tax def fi dara pourtant fi mu dëkk noonu fi ko gën a jege Mbambilor foofu fàttewuleen bi leen di defal mais ñun ñu nekk côté bii nag wax dëgg yàlla moom musuñu defal dara loolu moom am naa si seede yi ñi mën nañ ko kii ko confirmer Diallo dégg nga interpellation yi bari nañu ñàkkul ne am na benn commentaire boo ci mën def bon damay rebondir si monsieur Sy lu mu wax rek
dañuy fàtte état bi aujourd'hui dafa commandé 50 000 lampadaires solaires fii amul benn lampadaire solaire guddi bi si ni pont bi nii péage bi moo ko moom daf ko doon électrifié wala def ci lampe defu ci lampe y a des agressions du tout le temps mais y a des agressions donc nit ñi ñoo cotiser wu sax si une benn bonne volonté def fële lampadaire di éclairer fële fii cité Sire am nañu fi nekk Sénélec ñoom mbay ñoom ñëpp def dimbali def fii lampadaire pour ngay xam ne que soo wëree Rufisque partout am na lampe solaire Bambilor ba Sangalkam ngay dem ba buntu kër Omar Gueye am na lampe solaire am na sax tali boo xamante ne je me dis que comme si nga ñëw ba fan tali boo xamante ne si ay tool lay dem ba dem naa ba foofu gis tali bi mais ma ne tali bi ban impact la am pour ñii quoi mais parce que zone am la il faut mu defar ko alors que ñun ñoo ko gën a soxla nga dem ba buntu kër dañuy jël lampadaire yi dem ba buntu kër sous-préfet parce que sous-préfet foofu la dëkk dafa ko lampadaire c'est genre yooyu ñun aujourd'hui parce que appartenance politique bi moo ci fii loolu la ñu alors que les maires population bi ñoo leen fi teg même on peut dire tout le monde naa képp ku fi yor nguur population baa la fi teg donc man je crois que dañu war a gestu ak population bi parce que les gens mun ñu génne à chaque fois seen poche fii chaque fois dañuy cotiser kaay la ñuy cotiser benn instant sax da ngay wax nit ñi cotiser dañuy yaakaar sax jàll wala si wala maanaam lay dañu jël xaalis dugal ko seen poche moo tax da ngay ruus sax laaj ay cotisation des fois da ngay xool ci groupe bi rek woo kenn ay ñoom Alassane woo kenn nga ne dañu soxla lii defal ñu lii donc population bi moo warul jël aujourd'hui li comme ni ñu ko waxee sànq enclavement bi daf ñu sonal te lii du problème population du problème quartier état central moo ko war a defar nga bés bu ñu désenclavé fii lépp nañu fi fekk en fait enclavement bi moo ñu gën a sonal voilà donc loolu moo nekkoon sama point de vue par rapport à ça. délégué dina xaw a génn tuuti ci débat bi tuuti laaj la en tant que jigéen le fait que nga nekk délégué de quartier nekk loo xam ne bëriwul lu muy am yomb na wala yombul. yombul de c'est pas facile du tout parce que nekk jigéen bëgg man li tax ma dugg ci ma sawar ci délégué quartier bi mooy dama bëgg fu ma dëkk man gox bi dama ko bëgg sama bopp waaw bëgg ñu dem ñuy avancer bëgg résultat yu positif bëgg daal kenn ku si nekk fa nga nekk ngay am sa épanouissement personnel ak sa famille loolu la ñu ñaan yàlla dëkkuwaay bi rafet na déggoon nañu suñu biir nag amuñu benn problème suñu biir déggoon nañu macha allah entre-aide mi ngi fi lépp ngi fi ñu daal suñu problème daal comme ni ko waxee sànq rek maire ñëw ñu ñun gisuñu ñuy jàppale ci gouvernement bi gisuñu dara daal ñu ngi di dund yaakaar di ñaan yàlla nag yàlla fajoo ñu suñu mbëbët parce que am nañu ay mbëbët yu tar di ñaan yàlla nag yàlla mi nga xam ne mooy faj lépp yàlla fajoon ñu ko te yàlla dina ko faj incha allah. jigéen bi di gis sa moromu jigéen ñi tudd problème yi ñuy dund. parce que dara gën tamit nga nekk jigéen ju wér. dëgg la. matu. dal na ma man mi dal na la. waaw man sama góor dafa nekk sama kër. matu ma dem fëgg sama benn dëkkandoo yu bëri ñu tëdd ma dem am benn ku nekk fii rek à côté. monsieur Guèye ma fëgg ko mu daal di jóg taal otoom yóbbu ma. bu ñu ñëwee ba sédiment bi sama benn doomu dëkk ci biir bi yor oto aussi ne ma maman bàyyi monsieur Guèye mu dem tëddi nelaw parce que moom day mag la day liggéey man mun naa leen yeggale mais maa day taali finalement dañuy wax ci santé bi sax parce que santé bi mu gën a am importance parce que hôpital bu ñu dem dañ naan am leen fa place amul fu ñu demul laa la wax amul Padois Yoff fu ne principal Dantec amul fu ñu demul structure de santé bu ñu demul amul finalement sama belle fille bi dafa mujj accoucher doom ji dellu dal na ma fi mu delluwaat nii donc loolu yëpp dañ koy dund yu metti la dañ koy dund comme li may wax rek yàlla nañu yàlla saafara daal lan ngay lancer ministère de la femme parce que fii aussi war ngeen am benn apport par rapport ak yenn yi nga xam yéen a ngi koy dégg te ñu koy defal jigéen ñi te yow ngay délégué de quartier nekk jigéen parce que c'est pas évident bëriwul lu ñu koy gis. bëriwul man naa yàlla dimbali woon na ma am na benn femme ba tante Marième Faye Sall bi dañu nekkoon loolu di fa liggéey ma yàgg mu nekk ci affaire di jàppale doomam ma nekk si ka jàppale bon mos na fi ñëw indi fi benn financement bu ndaw daan na ma jàppale daal moom dafa naa jàppale carrément ci cité bi wala woon na ma service le Sénégal jàppale nañu cité bi mais loolu yàgg na ci temps bu jëkk ba la léegi dañ jàpp ba mu xam ne ñun Bambilor la ñu bokk bon mënu ma defal dara parce que foo féete moom féete nga fa rek boo féetee fii moom te Bambilor moom mi ngi ñuy xaw a indi ay préjudice na quand même parce que boo nee fa nga nekk ba pare fi nga nekk moom doo si gis yëg sa bopp du neex
waaw problème découpage bi moo ñu indi problème boobu yëpp franchement waaw. jumaa ji waaw c'est un problème parce que dañ fi am jumaa ju mag boo xamante ne ndox bi su ñëwee comme ni ko waxee sànq parce que quartier yëpp foofu la ñu jullee quartier bu nekk am na jumaa mais fii mooy jumaa ju mag ji donc période tabaski bi la preuve nu mu ko waxee sànq man mii foofu laa julli mais sama yére yëpp dafa tooyoon ci biti laa julli lal mais sama yére yëpp dafa tooyoon donc c'est ça problème. lu may tàggatoo mooy ñi ngi ñaan daal lii moom écho bu retentissant gars yi dégg si ni mbébét dégg lu ñuy si ni ñaxtu parce que mun nañ fi def affaire yoo xamante ne def comme yenn def genre nihilisme parce que am nañ ko mosoo nañ ko fi def ñaxtu ba ñii génn takk brassard rouge xam nga loolu man je crois que c'est pas loo xamante ne mooy régler parce que lu ñu war a def yëpp administrativement fii si dëkk bi Macky Sall rek la ñu bindul lettre mais toutes les autorités administratives tous les ministères bind nañ leen courrier am na ñu suñu tontu am na ñu ñuy wax tey suba tey soo xoolee Promoville bu ñuy wax aujourd'hui partout ils sont en train de faire des routes partout nga yoon bii nii bii nii ñoom suñu xamoon impact yoon bi dañ koy defar parce que ça désenclave toute la partie nord de Rufisque da ngay jóge fii su boobaa nii ngay def dem Kayar du muy désenclavé xamuñu ko sax donc je me dis que il faut que ñoom ñu xoolaat maire yi Ndiagne Diop Oumar Gueye le ministre ñoom laay def appel parce que du ñu dem fi appel au chef de l'État parce que chef de l'État mënu régler lépp il a nommé des gens il a nommé des ministres il y a des maires il y a am na ñoo war a ñoo gëstu population bi après appuyer defar ay lii parce que ñun Rufisque lañ bokk département de Rufisque bokk particulièrement on peut dire Bambilor donc ñoom la ñuy wax ñu ñëw dimbali ñu suñu zone bii quoi. si looy tàggatoo. waaw man de lu may tàggatoo di rappel laay def rek pour wan leen ne gox bi ñu dëkk nii benn route principale la am te route principale bi mi ngi commencé rond point Sédiment ba rond point Kër Ndiaye Lo boobu benn entrée la am ak benn sortie te mi yoon boobu baaxul. yoon boobu daal bëgg naa ñu defar ko ñu defaruñu ko au moins nga xam ne bu ñuy suñuy génn mën a yomb beneen bi may wax aussi benn rappel bi mooy assainissement bi aussi war nañ ci taw xam nga dëkk ci benn gox boo xam ne amul assainissement ba xam dafa nekk zone boo xam ne c'est un peu inondable parce que bu tawee dafay taa doo mën a sax génn parce que mbedd bi ngeen jaar nii bi ngeen di ñëw bu taw di ngeen fi jaar donc nag yoon boobu moom wax dëgg yàlla war nañ ko defar benn yoon rek la ci gox bi benn yoon rek la quoi transport en commun bi aussi wax naa ko sànq loolu aussi bëgg naa aussi ñu saafara ko parce que dëkk foo xam ne amul transport en commun aussi loolu moom gëm naa ne jaaduwul waaw loolu aussi bëgg naa insister ci ñaari points yi troisième point bi mooy comme ni ko nit ñëpp waxee école publique amul ci gox bi parents yëpp mënuñu fay même bu dee ñëpp mën nañ fay sax gox bu nekk dafa war a am école publique parce que choix la war a doon waruñu obliger nit ñi ñuy fay choix la waroon doon donc nag école publique war nañ ko fi def comme ni ko sama prédécesseur wax war nañ aussi def poste de santé loolu aussi soxla nañ ko parce que nit ak feebar ñooy ànd donc loolu laa bëggoon a rappel di leen gërëm vraiment si yéen ñu groupe Walfadjri si seen déplacement bi comme ni ñun ko xamee yéenay baatu askan bi la voix des sans voix vraiment kontaan nañ trop si seen déplacement bi vraiment fu mu nekk nii sax am na lu bëri loo xam ne génn ngeen ko si ñun parce que avant ngeen fi ñëw suñ xool yi dafa feesoon del ak naqar fu mu nekk nii wàññi ngeen si lu bëri jërëjëf waa Walfadjri. jërëjëf madame Ly looy tàggatoo. xanaa di leen gërëm rek di leen sant bu baax a baax ci teewaay bi ngeen teew am nañu yaakaar ne suñu journée bi tey suñu réunion bi dañ si am ndam ñu ngi ko siy ñaan suñu borom di ñaan yàlla may ñu ndam di leen gërëm nag yéen ñëpp di leen ñaan Walfadjri ci kaw ci kanam ci lu baax jërëjëf. jërëjëf madame Ly jërëjëf Abdoulaye Dade Diallo jërëjëf Ibrahima Sy yaakaar naa ne wax ji am na solo te rafet na dama ne nit ki moom daanaka bu la falee li gën a logique mooy bu la falee nga di ko gestu saa su ne waaye daf may fàttali rek li waa ji waxoon nee nañu politicien wala politique oto bu tëw a tàkk la yow mi koy puus doo ci dugg ba mukk dëgg la te lii da koy firndeel
kenn ku nekk ci yéen ñàkkul ne ab politicien ñëw la seet si sa biir quartier wala sax si sa biir kër toroxlu ne rek kat damaa bëgg nga woteel ma boo ma woteelee incha allah rabi dinaa la defal lii dinaa la defal lii waaye li ma mën a kitaabu ne jour bi ngeen ko falee jour boobu ngeen koy teg ngeen koy gëj a teg ba c'est ça mooy politique gu Sénégal te li ma ci gën a metti mooy que au lieu ñu gestu askan wi ci seen i jafe-jafe waaye dañuy nekk ci kaw di teg diil ci kaw askan wi dafa am loo xam ne ni Sénégal yi taluñu ko quoi man dama koy faral di wax chaque jour si émission gars yi nam bul di commentaire mais des fois am na yoo xam booy commentaire sax doo ko tey parce que dañuy faral di wax naan rongoñ ñu baadool moom mooy siim ci rey buur ma ne ko déedéet day fekk ne buur ba si boppam amul yërmande ci baadoolo yi waaye bu fàtte woon ne metti woon na waaye population bee ko jàppale kon je pense bien que lépp lu mu war a def war na ci gëstuwaale askan wi nga xam moom moo ko fa teg moo tax kàddu go dama koy fal di rejeté moo tax bu ma déggee ay politiciens nekk ci kaw di diil ci kaw askan wi damay sidéré wu parce que sénégalais yi Macky nga xam ko nga ñàkk koy xam jàppal ne sénégalais sonn nañu te man mii di def émission jàkkaarloo askan wi maa la koy wax parce que Sénégal amul fenn fu ma demul waaye sénégalais ñu ngi dund jafe-jafe yoo xam ne ni tey jii foo ko natt rek weesu na fa te ci jamono jooju ñu ngi xaar ci yow nga jël ci ay matukaay ngeen nekk ci kaw di def ay mbir yoo xam ne nii vraiment sénégalais yi mënuñu ko comprendre quoi. Conseil économique social environnemental beaucoup de personnes se posent la question ana ban njëriñ la amal askan wi environnement la ñu wax mais tey jii ñëwal ci collectif bi mais impact environnemental bi fi am mais c'est mara d'Italie bu ñu demee ba nga xam ne ni ay nit ñu ngi dëkk ci kaw ay conduite de gaz bu ñu demee ba nga xam ne ni autoroute à péage bi mu ngi xal ab dëkk war faa créer ay passerelle defu ko fa ba noppi ñu naan ñu conseil économique social environnemental est-ce que mës ngeen fay gis ab ndaw bu jóge nekk conseil économique social environnemental bu fi ñëw mais kon ban utilité lay amal ban importance la amal population bi nañu waxante dëgg ko c'est que y a des choses yoo xam ne ni il faut que gars yi di ko poser pour que gars yi mën ko xam il faut que politiciens yi xam ne Sénégal moomuñu ko mais ñun sénégalais ñun ñoo moom Sénégal kon bu fekkente ne yàlla dafa dogal ñu fol leen li ñu war a def mooy jublu ñun si suñuy jafe-jafe mais pas toog ci kaw wax dëgg yàlla di pàccoo alal réew mi kooku c'est kooku dafa métti quoi dafa métti en tout cas li fi nekk fii métti na mënu ma comprendre aussi ab dëkk boo xam ne lu mu néew plus de 1000 personnes ñu ngi fii yeewoo mënta am poste de santé mais soxna si wax na ko léegi école élémentaire amu fi ci ab quartier boo xam ne presque lu toll ci 2000 personnes daanaka ñu ngi fii yeewoo mais loolu c'est aberrant avec ça ñu ne population bi la ñu tax a jóg en tout cas daal doy na war maintenant maa ngi leen di masawu bu baax a baax di ñaan te li ma ci gën a métti wax nga ko sànq nekk ci biir région de Dakar am ci ay quartiers yoo xam ne amuñu ndox Saliou fii ñu nekk nii mais ci biir département de Tinguède la bokk nekk ci biir région bu Dakar mais am na ci ay gox yoo xam ne ni amuñu ndox te li ma ci gën a métti seen eau bi nga xam moom moo fa war a dugal ndox pour nga mën faa dugal ndox dañ lay naan il faut nga def branchement social branchement privé laaj la ay 2 millions et quelques 3 millions et quelques mais koo mënta lekk mënta naan boo ko laajee 3 millions fay fan la koy jëlee mais loolu yëpp ay question loo xam dañ ko war a mën a poser président gestul askan wi waaw man maa la koy wax man mi Seydina Omar Ba di def émission jàkkaarloo askan wi jege askan wi ku la ne askan wi kontaan nañu dañ lay nax askan wi la ñuy dund jamono ji métti na waaw askan wi jafe-jafe yi ñuy dund tey métti na te li ma lay wax ay preuve la parce que Sénégal daj dem naa ko fii ma toog nii laa mujj dem waaye fépp foo dem tey ci Sénégal muy Fouta muy Ziguinchor muy Kolda ak fu mu mënti doon man Seydina Omar Ba teg naa fa sama tànk te xam naa ne askan wi ñu ngi dund ay jafe-jafe kon dañuy yaakaar ci yow pour que nga saafara seen jafe-jafe kon occasion lay doon si man ma ñaan la wax dëgg yàlla nga saafara jafe-jafe yi nga xam askan wi ñu ngi koy dund ndax te métti na en tout cas ñu ngi leen masawu di leen di ñaan à travers émission bii di jàkkaarloo askan wi jafe-jafe yi ngeen di dund tey jii buñ fi ñëwaatee fekk lépp sa yàlla dogal mu saafara te am nañ si njortu gu rafet aussi kon ñu ngi leen sant di leen gërëm mënumaa jeexal nag te sant ma gërëm équipe bi nga xam mu la àndaloon Alaaji Saliou Bey moo féetewoo ci wàllu caméra bi féetewoo ci wàllu réalisation bi montage Barak Mbaye ñu leen dig daje ba beneen yoon ci beneen émission jërë ngeen jëf askan wi ñoo ma yóbbante jafe-jafe yi ñu nekkee askan wi yëpp bokk benn kàddu ñoo ngi naan wooy ndool gi ci réew mi Sénégal gi réewum jàmm lay liggéey leen te bàyyi coow li bàyyi